salaamaaleykum mbokki safo télévision Futurs Médias mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk rek ci jongante yi nga xam ne doxu ñaxtu yi nga xam ne moom moo amoon foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar Géej wala bokk ñu daal di koy dippee rek li nga xam ne moom moo di jàmmaarloo ci diggante way takk der ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di nappkat yi ki nga xam ne moo di Alioune Ndoye di jëwriñ ji jënk wàllu napp bi ak médiateur de la République Alioune Badara Cissé demoon nañ fa ngir yeesalaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di licence de pêche yi ci fàttali mbokk yi lu ëpp fanweer ci nappkat yi nag teewoon nañ leen foofee nga xam ne moom moo di ca fa mbaxane doone benn ginnaaw fanweeri at ak ñeent bi nga xam ne moom la fi dëddu moom Cheikh Anta Diop niki tey ji nag ñu koy delloo njukkal université bi nga xam ne daal nañ ko koy dippee fii ci réew bu Sénégal nag niki tey amaloon nañ fa ab ay activités daañu wax itam ci rek général bu division Jean Baptiste Tine nag ci doxu nemmeeku bi nga xam ne rek amaloon na ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko toggal ca légion centre bu gendarmerie Kaolack Fatick ak itam Kaffrine li mu doon addu ak ñoom bokk na ci gën leen ñaax ngir rek ñu bàyyi xel bu baax a baax wàllu kaaraange gi fii ci biir réew daañuy wax itam ci rek doyen Abdoulaye Diaw nekk chroniqueur sportif fii ci groupe Futurs Médias te ñu namu ko sargal ci benn fan jàpp ñaari fan ci weeru avril bi ñu nekk mbokk yi dinañ ci toftal li nga xam ne moom moo di li yéen a kaay xëy bu ngeen taaxirloo tuuti ñu daal di faram fàccee. salaamaaleykum mbokki safo télévision Futurs Médias mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi niñ leen ko junjee woon ca bopp ba noonu la ñu koy dooree nga xam ne moom moo di affrontement yi amoon ca Ndar Géej doxoon ci diggante neppkat yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi nag jëriñ ji ñu dénk wàllu càmm gi dem na fa ànd fa ak nga xam ne moom moo di médiateur de la République moom Alioune Badara Cissé li ñu bëgg moom moo di gën a yeesalaat li nga xam ne moom moo di licence de pêche ba tax jàmm daal di dellusiwaat foofee nga xam ni moom moo di ca Ndar dinañ wax tey nag di juróom ñaari fan ci weeru février bi nga xam ne ñu ngi rek màggal wala bokk delloo njikkal ki nga xam ne moom moo di Cheikh Anta Diop ginnaaw nag fanweeri at ak ñeent ginnaaw bi mu dëddoo ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xëy nañ daal di amal ay activité ngir wax ci jëmm jooje dinañ ci àddu ni mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaayu xibaar suñu ay ndaw itam def nañ foofee nga xam ne moom moo di ca institut fondamental Afrique noire ngir rek gën ñu xamal ki nga xam ne moom moo di jëmu joojee mbokk yi ñu wax ci leneen général bu division Jean Baptiste Tine nag demoon na foofee nga xam ne moom moo di ca légion centre bu gendarmerie amal li nga xam ne rek moom moo di ab doxu nemmeeku naka noonu itam mu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ndawam ñu gën a farlu ci li nga xam ne rek moom moo di kaaraange yi doomi aadama yi ba ci sax jur yi nga xam ne dañ leen di càcc yenn saay ñu teewlu ay kàddoom Ibrahima Diame Fally Gueye. tey dama ñëw fii ci légion de gendarmerie centre. bi dajale gendarmerie bi nekk Kaolack gendarmerie waa Fatick ak gendarmerie waa Kaffrine seet si leen pour xool ni ñuy wéyale seen liggéey fii ci ñetti région yooyu région yoo xam ne bari na ay oto yi jëm Guinée oto yi jëm Mali mu waral ay accident bari fi mu nekk loo xam ne war nañ ca taxaw ba fexe def lépp sunu kamtalaay kattan ba wàññi accident yi accident mënta ñàkk waaye buñ góorgóorloo mën nañu fexe ba wàññi ko déegeek gaañu yi wàññeeku beneen jafe-jafe yi buy sunu gendarmerie di jokkonto fii mooy sàcc njur gi ak braquage yi mooy sàcc xaalis yi bu fi ñuy jaayee gerte gi ak béréb yëpp yi nga xam ne dañ fay weccoo xaalis ak yu demee noonu moo taxoon ma ñëw fi tey pour gën leen encourager ñu gën a góorgóorlu gën a farlu ci liggéey bi ba yooyu phénomène yooyu yëpp ñu wàññeeku bu baax a baax
ba pare jox leen ay den dénkuwaat ñu seet nu ñuy def ba nga xam ne dinañ gën a yokk seen taxawaay gën a góorgóorlu ba lépp li ñuy xaar ci ñoom ñu mën ko def ci conditions yi muy gën a rafete yi muy gën a gaawee. li lay doon assemblée générale bu njëkk ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci Sen'Eau entreprise bu yees boobee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di intersyndicat bi nag di ñaawlu bu baax a baax nekkin bi nga xam ne nekkoon nañu ko ci rek ñi nga xam ne ñoom ñoo leen wutu maanaam SDE ni ki démb ñu ngi doon amal ab ndaje ak way taskatu xibaar yi Fatima Touré ak Modou Diop. SDE dem jébbal lenge yi ñi nga xam ni ñoo di entreprise bii di Sen'Eau wante nag mu mel ni ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéeyee tey kontaan nañu dara ñoom nag ñu daal di amal seen assemblée générale gannaaw bi nga xamee ni rek ñoom léegi ci Sen'Eau la ñu bokk ñoom ñu jàpp ni sax entreprise bi di SDE dafa dem daal leen di bàyyee ay jafe-jafe yu bari. ameloon nañ ñu ay déplacement yoo xam ne fayuñu ko ameloon nañu ay congé yoo xam ne tamit fayuñu ko amoon nañu tamit loo nu mu tuddati ay heures supplémentaires waaye loolu dem commencé nañ ko diligenter waaye bi ñu ko commencé diligenter dañ ko ñëw rek di ko jox ay responsable DER pour que ñu fay ay comptable DER waaye waa Sen'Eau ñun bi ñu demee saisir leen waa Sen'Eau dañ na warul def noonu entité par entité ñoo war a discuter. ñu am nag ci lu toll ci 5% ci capitalu SDE ñoom liggéeykat yi nag ne dañoo bëgg rek bànqaas boobu daal di toog waxtaan ak ñoom dàquñu sax daal di jël li nga xam ni mooy action yi ñu fa am. ñu xaar nag SDE mu def situation tout compte bu defee situation tout compte ñun dinañu xam ñaata la ñu am ci capitalu SDE parce que oto yi lii SDE yor lépp patrimoine u SDE nok travailleurs yi ñun ñoo ko bokk kon nag bu defee kii de situation de tout compte ñun bu boobaa dañuy xool ndax sunu 5% dañ ko fay bàyyi wala dañ koy jël. beneen point bu nga xam ne soxal na leen moo di rek abrogation décret de réquisition bi nga xam ne rek président jëloon na ko jëm ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkoon SDE. bi ñu defee grève dafa defoon décret pour wan ne dafa téyewaat ñëpp consigné waat ñëpp ñu liggéey waaye boobu décret boobu la wax ne dina ko abrogé décret boobu ba léegi ñun ñu ngi xaar ne dina ko abrogé. ñu daal di gise woon ak njiitum réew mi ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi ñu génn liggéeykat yi nag ne boobee sax amoon nañu ci lu toll ci 8% ci capitalu Suez ñoom nag tey lu ñu bëgg rek mooy ñu daal di signé li nga xam ne nag mooy protocole d'accord bi. Fatima Touré ñu sant la gërëm la coowal suuf ca diwaan bu Boxul lu tolloog ñeent fukki village ak ñaar nag jamono yi ñu ngi jooy li nga xam ne rek moom moo di seen i ay suuf naka noonu itam ñu dànkaafu ki nga xam ne moom moo di maire ba ngir rek mu daal di delloo si xelam bu baax a baax te xam ne loolee alalu bokk moomeel dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Pape Alassane Dia moom moo yor seen ab kaddu ci micro Seynou Diop. carrière seen ay tool ci Boqal la bokk carrière seen ay armel ci Boqal la bokk carrière ci Boqal la ñuy jullee aljuma nu na carrière noo bokk lépp moom la gaa yi jógee à 7 kilomètres commune gaa yi jógee fa ñëw bëgg jël carrière boole ko seen suuf mieux que ça commune gaa yi romb na 700 hectares yi nga xam ne sunu bàyyi ñoom ñoo ko lege ñoo ko xeexal ba ñu mën ci di bay tey sunu teraanga nekk ci li xew tey bu jàllee mooy 700 hectares yi dañ koy ñàkk. lan boo xew tey mooy commune Gaye dana traversé forêt ba nga xam ne 290 hectares la forêt boobu ci commune Boqal la nekkoon commune Gaye jéggi na ko jéggi la route nationale numéro 2 pour ñëw ci village bu ñuy wax carrière ni ñoom ñoo ko moom. derrière tous pour combattre une injustice pour combattre li nga xam ne mooy li jaaduwul mooy suñu suuf bu ñu bëgg a nangu. loolu c'est anormal et loolu noo ngi accuser le sous-préfet le préfet en question parce qu'il n'avait pas le droit d'accepter loolu c'est une injustice. li xew nag mooy population Boqal déterminé wu te du ñu arrière te noo ngi yëgal le sous-préfet di yëgal le préfet di yëgal le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di yëgal le président de la République monsieur Macky Sall une prochaine fois je pense la guerre elle est inévitable. coowal suuf ba tey bi yoon nag mu nga ca commune bu Ndiéndé askan wa fa yeewoo itam maire ba futu la ñu def ci seen suuf bi nga xam ne rek ñu ngi koy bëgg saaxee loolee tax na ñu daal di woote ab ndimbal dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Bakary Cissé membre la ci boobule collectif ki teewlu ay kàddoom moom moo di Bakary Konté. Ndiéndé dafa démarré fii ay lotissement
te lotissement boobu d'accordul ak ñun waa Bakkum ak population bi d'accorduñu parce que ñoom lu ñu indi waa dëkk bi d'accorduñ ci loolu ñoom nee nañu dañuy lotisser 3800 lots te loolu ñun ci la ñu béyee suñu tool yi suñu jëlee suñu tool boobu ñun fan la ñu béy te Macky Sall jox nañu machine boo xam ne pour machine béy la te ñoom suñu tool boobu yëpp presque jël nañu ko parce que ñoom nee na ñoom ay presque 50% ci loo yi ñoom ñoo koy jël mairie amul suuf Bakkum waa Bakkum ñoo moom seen suuf na mairie bàyyi suñu suuf bi ñun ñoo moom suñu suuf bi lu ñu ko képp koo xam ne mairie jaay na la fii suuf Bakkum nga xam ne amu fa suuf amu fa dara ci problème lotissement bi dagg nañu suñu garab bu mag yi yëpp nekk fii loolu moom ñu ne dañ koy fay pour affaire bornage bi ba pare mais defuñu ci dara xaalis boobu dañ ko def ci seen poche ak dañu d'accord ak waa Eaux et Forêts Sédhiou ñoom ñoo leen joxe kayit pour ñu dagg garab yooyu. ñu ne bornage bu nekk terrain bu nekk 100 000 francs ngay joxe pour bornage bi wala 125 000 francs kooku fan lañ ko ci Sénégal fan la nekk ci ban Sénégal la ñu nekk. lu ñu wax ne ñu ne emprise bi aussi ñoom bu ñu defee lotissement bi dañuy bàyyi 100 mètres diggante tali bi ak terrain bi 100 mètres yooyu boo ko xoolee ñoom ñoo koy jël ba pare jaayaat ko nit ñi loolu tam d'accord ñu ci. ñu randu si fii ci diwaanu Pikine Nord centre culturel bi nag la maire bi bëgg a jox ab promoteur ngir rek mu daal di koy defaraat loolee askan wi ne du ca dal benn yoon mu mel ni maire bi itam daal day wax rek ne loole bu amee seen ak Bamba moom moo ci naat ñu teewlu Salif Sow ak As Malick Diop defal nañu ci tënk bu yaa. centre culturel bi moo waral coow li. bërëb bi nga xamante ni la artistes yi di yëngoo ci diwaanu Pikine Nord maire bi da ko bëgg a privatiser maanaam jël ko jox ko keneen ci diir bu yàgg mu am nag ay conseils municipaux yoo xamante ni nee ñu du ci dal ndaxte jël bërëb bi jox ko kay yoo xamante ni fukki at ak juróom la fay dugg ci xaalis la ci ëpp moom moo koy jël ëpp na leerut dañ ko war a lijjanti. dafa signé benn protocole d'accord ak benn promoteur nee na fukki at ak juróom la ko jox pour promoteur bi moo ko war a gérer moo ko war a exploiter. di fekk fukki at ak juróom. promoteur bi lépp lu fi génn ci wàllu koom moom juróom ñaar fukki ak juróom ñun Pikine Nord ñoo moom ñaar fukki ak juróom. interpeller aussi autorité réew mi yëpp ministre des collectivités locales ak toutes les autorités administratives pour que wax dëgg yàlla ñu jàppale ñu leeral mbir mi. kañ joxoñ baaraamu tuuma di maire bi moom day nee na li nga xamante ni mooy conseil municipal bi moom moo ne loola mun naa nekk moom maire bi sax teg na ci ne lii mënuñoo am ñoom lu ko gën ndaxte seenu Bamba dana ca maase bu baax ñoom waa maire bi. illégalité amu fi 160 millions mun nañ toog juróomi at duñ ko ci def. wala doo am promoteur bi nga am du ko defar léegi di toog di xaar waa ji war a indi xaalisam 200 millions boobu mais jamono ji est-ce que xam nga carte verte bi li muy indi mu weesuwul 60 000 par mois te par yenn saa yi sax du ko am léegi promoteur bii signé ak man loolu dañoo bëgg mu daw bu ko defee bu élection jotee ñu la jaraa def fi dara. ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum aada ak cosaan nekkee ci gox bi fii ci diwaanu Pikine Nord ñoom yëkkateeguñu seen kàddu fësal ko kon ci ay micro wala ay télé ci lu jëm ci projet bi nga xamante ni moo waral tëggaat bërëb bi ba mu mucc ayib dëpp ak jamono. Asmalik coowul suuf loolee ngay wax bi yoon nag beneen coow la waaye mu mel ni wàllu ndox la juróomi village yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca commune bu Dianké nekk ca département bu Malem Hodar nag li ñu xamle moom moo ngi di ay weer a ngi di nag ndox mu ne su la toq foofee ba tax rek ñuy joxoñ baaraamu tuuma comité de gestion bi tey sàkku rek mu daal di indi ay ndimbal nu mu gën a gaawee ci boobule askan ngir rek ñu mën a di jëfandikoo ndox mi. Dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Badara Ndaw responsable yu ndaw yooyee ki nga xam ne moom moo taataan ay kàddoon di Omar Ndiaye. toll nañu ci juróomi dëkk ñoom daal toog nañu lu ëpp ñeenti weer benn toq ndox si tut ci seen robinet ya moo waral ñu dajaloo ci buntu commune ba di yuuxu wal sonn nañ mënul weesu sonn nañ te pourtant chaque fin du mois wala balaa weer bee dee dinañu indi ay facture te dañuy fay à temps kon mënatuñoo nangu ñu toog di nangu di dégg ne suñu forage tàkkatul parce que dañoo am problème gasoil loolu ñun mënatuñ koo nangu. tey bu ndox ñàkkee suñu ay rakk ñooy takk ay saret dem di rootaani suñu ay yaay ak suñu ay bàjjen ñooy dem di rootaani te lu ne mun na leen seen fekk. teewoon Bangaaj Dianké ak Nawereen boot ci boobule forage ñoom nee nañu ki leen yóbbay góote gi mooy waa comité de gestion ba ndax lu ëpp fanweeri million nekkoon na ca kees ga waaye dafa mujj ne mër. keroog bi ñuy ñëw fii ñu di leen installé dañu fekkoon des fonds yoo xam ne yeggoon na ci 8 millions
96 500. bon 8 millions et 96 000 boobaak léegi yaakaar naa ne d'après bi nga xam ne def nañ seen bilan bu mujj ñoom ñu ngi amoon plus de 22 millions et quelques 22 millions yi bu ñu ko booleeg 8 millions yi mu nekk 30 millions tey benn gasoil amu fi ci forage. ñun li ñuy wax yëpp mooy suñu xaalis boobu balaa ñu wax lenn nañ ñu ko indil. ñun nag pare nañu suñu ay kilifa wax nañ li ñu war a wax def nañ li ñu war a def réclamer nañ ko fi ñu ko war a réclamer may nañ leen dans les plus brefs délais ñu indil ñu ci solution wa ilaa ñun dañuy jël suñu disposition bopp. li ñu sàkk mooy ne mbir mi leer. chef de village yi ànd nañ dem le maire de Dianki Sow wax ak moom mënuñu def naa samay pexe yëpp ba mënatuma ci dara. Dianki ak li ko wër nee nañu fu ñu xam tekki nañ fa waaye ba léegi amuñ ci dara lu ñu leer te aw mar mi ngi leen di bëgg a rey. mbokk yi ñeneen ñoo xamante ni rek ñu ngi dund ci ak leer jamono yi di askan wa nekk ca Njaxalaan nag ñoom ñooñee nag dañ leen di taalal seeni ay lamp ñu def li nu mel di agence sénégalaise d'électrification rurale loolee tax na ñuy wane seen ak mbégte Cheikh Anta Diop Sélatir. Njaxalaan ak yeneen ñetti dëkk yu nekk ci commune Koul bég lool ay at ngi nii ñu doon dund nag ci ak lëndëm tey jii de ñu indi leen ay lamp dëkk bi leer nañ mu nekk mbégte ci askanu Njaxalaan ak yeneen dëkk yi ko wër ndaw yi nekk ci commune Koul gis ne lii de dina tax sàcc yi daan dugg ci dëkk bi di fi lëmbe de ñu man di leen ràññee. courant bi nag ñu taal ko nekk na mbégte ak contentement parce que dina permettre ñu xeex li nga xam ne mooy insécurité kaaraange gi ndax dañ doon dem di dëkk ak dëkk di wali te ay xale yu ndaw lañ doon yónni te yoon bi mën nañ fi dajeek agression mën nañ fi dajeek sàcc mën nañ sax yàq seen étude parce que xale bi jàngi ba wàcc tey nga ni ko kaay nga dem wallu ji kooku mun na heure bi mu war a def ay exercice am wala ay devoir am wala ay cours particulier loolu c'est un temps à gagner. ñoom sax wax nañu ay yeneen jafe-jafe yoo xamante ne commune Koul am na ko. commune la bu toll ci téeméeri dëkk ak juróom avec plus de 30 000 kilomètres yoonu suuf kese la yéen ñi fi ñëw sax xam ngeen ni l'accès est très difficile donc bëgg nañ daal ay piste yoo xam ne day désenclaver dëkk bi. directeur général bu ASER wax ne lii de dafa bokk ci politique boo xamante ne njiitu réew mi jël na ko te yeneen dëkk yi nga xamante ne nag amuñu courant dina fexe ba courant ba dugg fa. Jama Thiendou Kër Massamba Fatim Diop Touba Moufta seen électrification dina ñëw ci fan yi di ñëw dëkk Mamour ndëkk Lamane ndëkk Ngaraaf ak Njaa ndëkk ak yeneen comme Guy Suuf Njaañ. xumboon lool askan wi ñoom ñëpp doon tëbëk a fecc bi lamp yi tàkkee waa Njaxalaan di sàkku nag ci directeur ASER yeneen dëkk yi nga xam ñoom ñoo leen wër te amuñu courant ñu indil leen ko ci nu mu gën a gaawee. Cheikh Anta cant ak ngërëm ñeel na la ñeneen ñu taxaw ngir rek daal di xeex ñàkk xëyub ndaw ñi waaye tam ñi nga xam ne rek ñoom ñooy amal li nga xam ne moom moo di mbëkk mi nag di Caritas loole waraloon na ñu amal ab foire jagleel ko wàllu mbay fii ci réew bu Sénégal nag noonu itam ñu xam ne rek ne doomu réew mi mën nañu fi des tey am lenn loo xamante ni dañ ko den def seeni ay gafaga Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. Caritas daal di tàmbali juróom-benneel bi édition foire bi nga xam ni dafa yëngu ci wàllu mbay mi ak lépp loo xam ni dafay soqee ko ci àll bi ñu koy jëfandikoo ci noonu nag ñu bëgg daal mu nekk benn pexe boo xam ni danañu xeex lépp lu jëm ci wàllu mbëkk mi ngir nag am ay opportunité d'emploi vert waaye itam ba tey ñu fexe ba ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbay mi ñu am pexe yoo xam ni danañu jaay li nga xam ni moom la ñu bay ba góob ko. ci exposants yi jóge nañ ci presque 4 régions ñu ngi fi donc loolu pour ñun sag la et puis c'est très spécial pour la foire régionale de l'agriculture durable, levier de lutte contre le chômage des jeunes et l'immigration clandestine. Donc am na benn panéliste boo xam ne moo si toj comme ñu ngi ko doon waxee université moo si nar a toj wax ñu li nga xam ne xam-xam bu bëri la wàllu opportunité yi agriculture mën a maye pour ñu xeex chômage yu jeunes yi ak émigration clandestine mooy fàq yi Barça wala Barça. ci lu weesu exposition yi nga xam ne ñu ngi am ci foire bi am na benn ndajem waxtaan bu ñu naan journée de réflexion scientifique bi ñu am ci maison des œuvres loolu nag lépp loo xam ne dafa soxal askan wi ci jamono ji danañ ci waxtaan yi yàbbi ci. lii li duñu ni gulet lu ñu tàmm def la ca commune bu Jaxaay daal di jox tout tànk yi maanaam élèves yi lépp loo xamante ni rek dafa ñeel ay fourniture scolaire ba ci sax di leen bàyyi xel ci lépp lu soxal wàllu couverture maladie universelle ca commune bu Jaxaay Marème Bari Coulibaly moom mooy présidente bu commission éducation bu commune boobee dañuy teewlu ay kàddoom.
innovation bi daal foog naa loolu laa ci mën a wax daara yi ren ñu ngi leen di jox ay jumtukaay CMU bi couverture maladie universelle bi aussi dugal nañ ko école yi maire commencé na tey jii enrôlé na 1000 élèves te war nañ leen ko jox fi balaa ñu fiy jóge table baa ngi aussi problème boobu commencé nañ ko régler defe naa fi ñu tàmbalee léegi mu jeex ci commune mais li gën a am solo mooy problème abri provisoire yi muy problème national boo xam ne ñëpp ñu ngi koy wax président jot na ci def 150 milliards mais maire yi aussi ñu ngi ciy joué seen waar ndax ñun xëy na école bu naan école 14 école bu bees la nag xëy na ren sax la abri yi démarré mais yàlla dimbale nañu ba abri yi sax balaa école tëj dina fekk mu pare ndax projeté woon nañu sax def benn projection wane fi mu toll ndax daanaka jeex na donc abri provisoire yi ñun bay nañ ci sunu waar bu baax école 14 boobu balaa yàgg mën naa du mot weer léegi xale yi dugg ci seen classe mbaar yooyu nekk un mauvais souvenir. mbokki doyen Abdoulaye Diaw di ku ngeen miin ci antenne bu groupe Futur Média moo xam ci télé bi mbaa sax ci rajo bi xam-xamam ak itam liggéey bi nga xam ne rek mi ngi koy def ci askan wi loolee tax na Sénégalais yëpp daal di taxaw ngir rek daal di koy delloo njukkal loolee ñu ngi ko nam amal ci benn fan jàpp ñaari fan ci weeru avril atum 2020 ni ki tey ji nag comité bi nga xam ne moom moo yor wàllu woowee daje woon nañ ak way taskatu xibaar yi Pape Farañi ngi ci yaatal. ngir fexe wone bu baax li nga xam ne moom la liggéey ci wàllu professionnalisme wone ko exemple tamit ñii ci ndaw ñi sargal gu mag dinañ ko amal kii di doyen Abdoulaye Diaw fexe ba nit ki lépp lu mu def àdduna bi yëpp xam ko. du problème amaan duy reporter sax nit ñi dañuy fàtte seen mer ndax ni mu koy defee ak xol bi dafa baax Abdoulaye Diaw jàmm rek lay wax mënta wax lu metti maa ngi ko dégg benn bés muy intervenir ci reporteru làmb yi. di leen wax bu leen waxati dóor na ko bu leen waxati xawma lan na ko gaañ na ko xam kon nit ki xol bi ni mu mel loolu sax mënu koo dégg Ablaye mënta dégg sax lu metti nii réagirel nii ba pare dalay jox toujours ay référence ci lu muy liggéeyee Ablaye Diaw à son âge buy ñëw liggéey si du tardé nun dañuy tardé Ablaye Diaw il est là 1 heure de temps avant heure émission am suy ñëw dafa yor documentation tout ce qu'il dit da koy bind chaque jour damay gis Abdoulaye Diaw day jënd journaux sportifs yi lire articles yi découper li mu soxla def si registre collé foofu. jour boobu lépp lu nit am lu mën a bégale doomu aadama mu indil ko Abdoulaye Diaw ba ci kër wala oto bu rafet parcelle ciment. mu nekk nit koo xam ne baaxaayam kenn mënu ko wax ak tamit jàppale nit bëgg jàmm fexe ba ñëpp a ànd ci wàllu liggéey. Abdoulaye Diaw musut a arrêté dina pousse. ci réalisation ci liggéey bi ci bind mi boo juumee dalay woo téléphone dans le calme ni la lii ak lii ak lii waroo woon waxee nii ak nii nga waroon defee lii ak lii boo xewee bu réagir nii. ay activités yu bëri nag ñu koy xaarandi ci ñaari fan yooyu naka noonu ay témoignages ci nit ki. 3 heures jotee école de football yëpp ñi ko mën ñëw def défilé. waxtu su jotee ñu def benn match de football entre ancien wu Dakar ak ancien wu Thiès. buñ ca jógee ñu def beneen match de football entre anciens yu Kaolack ak anciens yu Saint-Louis. comité de pilotage bi nag moom mi ngi woo ñëpp ñoo xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw ak ku mën a doon nga dugal sa loxo ngir le premier ak le 2 yooyu ñu daal di koy réussir ñu koy amale ci stade Alassane Djigo ak ñii di supporters yi 12e gaynde Ale Casa ak yu AS Pikine yi jeexalee ko nag ci ñaareelu fan bi ci théâtre national Daniel Sorano. Pape Farañi doyen Abdoulaye Diaw ci wàllu tàggat yaram lay wax loolee tax na itam ñu daal di def ab prox ndool wax ci leneen loo xamante ni nemmeeku nañ ko ci ndaw ya nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru saa yu noppee li nga xam ne moom moo di seeni ay cours yenn saa yi dañuy dawi ci li nga xam ne rek moom moo di corniche bi suñu ndaw ki nga xam ne moom moo di Fatima Touré ak Modou Diop daje woon nañ ak ñoom ñu wax leen ana lan moo waral lu ni mel. wérgu yaram doon li nga xam ni moo ëpp solo ci nit ndaw ñi nag ñoom comprendre nañ ko bu baax ñu fekk leen ci corniche ouest bi ñuy def sport ñoom ñi ci ëpp sax nekk ay ndongo daara ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag li leen motiver rek moo di toppatoo seen wérgu yaram. gis neen daal boo nekkee jeune te doo yëngatu boo màggee da ngay commencé am yenn feebar yoo xamante ne vraiment c'était pas évident voilà loolu moo tax ñu def sport. mais c'est pas pour la forme mais juste pour la santé quoi. sport daa baax si nit boo ñëwee entraîné ba eggee kër ga da ngay am gën a am source d'inspiration pour jàng te xam nga ñooy étudiante nan leçons yi dañuy bari parfois baax na tamit boo ñëwee di def sport yooyu
c'est bien daal temps yëpp sama bopp bi dafa doon métti ma ñëw xaar ma dem entraîner tuuti waaye bu entraîner da ngay sentir bien. nit bi boo wérul rek doo mun a am connaissance doo mun a acquérir connaissance quoi ça moo tax ñu ñëw fii pour jéem a soulager wu tuuti boo dawee sa yaram dina mun a kii quoi boo delluwee nga mun a gën a liggéey. bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu étudiants yi lee waruñu bàyyi seen bopp benn yoon. université seen lekk yi boo koy lekk te doo entraîner mooy loolu baaxul si santé quoi ndax lekk yi du n'importe quoi leen lekk en plus tamit dama toog une semaine entraîner wu ma commencé yëg sama yaram xam nga yoo xam ne mooy loolu quoi moo tax temps yi may xewal heure su ma wàccee 18 ñëw fii di tërën quoi. à l'université parfois dañuy togg bi parfois du ñor sax parfois dañ koy lekk noonu mais xam ne vraiment loolu vraiment puisque ku gisul ndey nàmp maam voilà c'est comme ça. boo lekkee ba pare boo ñëwee ngoon si da nga war a ñëw entraînement pour digestion bi mën a gaaw loolu moo tax quoi. ñu nemmeeku ni jeunes yu bari léegi dañuy nekk ci wetu plage yi di def sport ñu jàpp ne rek xel balaa moo mën a dal faw rek nga am wéegu yaram étudiants yi la sax ñoom comprendre nañ ko bu baax moo tax it ñu sumb ci ne rek lépp li nga xam ne war na kon ñoom dinañ ko def. Fatima Touré cant ak ngërëm ñeel na la ñu ubbi weneen ponk li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf nit ñi doon yëngal keroog talaata ca Guet Ndar ñañu ca jàpp yóbbu nañu leen kaso l'observateur nañu ñu ngi toll ci fanweeri doomi aadama ak benn fukk ak juróom-ñaar la ñu njëkkoon a teg loxo waaye ci diggante talaata jàpp àllarba lim ba dafa yokk ba yegg ci fanweeri nit ak benn ñoom ñëpp janoo nañu ak juge bi démb juge bi jël tuumay incendie volontaire ndaje mu ñu def te tegewul ci yoon fitna ak yàq alalu doomu aadama ak alalu nguur gi loolee la gàll ci seenu ndodd ñu jël leen mandat dépôt leen yóbbu kaso en attendant ñuy xam information judiciaire bi juge bi bëgg a ubbi ana lan lay jur Vox Populi xëy dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk wax ñu ne fanweeri doomi aadama ak benn lañu ci ñoom am na ci fukki mineur ak ñaar Sud Quotidien ñu démb ci alxames ji ca la ñu leen mandat dépôt Le Quotidien di ñu wax ci xëtamu njëkk ne juge bi napp na fanweeri manifestant ak benn di ñoo xam ne dañoo jàpp ne fitna jaamoon keroog ca Guet Ndar seen loxo génnu ci ñoom ñëpp ñoo nga ñu yóbbu instruction leneen lu ci journal Le Quotidien gis moo di ci fanweeri manifestant ak benn yooyee ñu teg loxo ñeent rek ñoo ci di nappkat keneen ku nekk ci loxo yoon te ay mbiram nekk ci yéenekaay yi moo di Guy Marius Sagna ci Les Échos ñu mën faa jànge ne moom Guy Marius Sagna liberté provisoire bi ko avocat doon wutal doyen des juges bañ na ko li muy ragal mooy may ko liberté provisoire mu génn ci kaso bi turbalee ordre public bi te it nee nañu li ñu koy tuumaal du lu sedd du lu facile Les Échos nañu waaye ay avocat moom activiste bi di Guy Marius Sagna loolee du leen tax a yox yi dañu fas yéene jaajuwaat soobuwaat ci xeex bi ngir lu génnee seenub client ci kaso bi talibek bakkani doomu aadama yi ci des ci accident moo yëm Sud Quotidien ba mu xëyee ko xamal ñu ne cib lël bu ñu doon amal démb ngir doon ci siiwal résultat yi tukkee ci enquête bi ñuy def ngir xam accident yu bari yi am ci réew mi ana lan moo ko waral foofee fa la ñu foree ne lu mat 6713 accident am na ci réew mi ci menn at juróom benn téeméeri doomi aadama faatu nañu ci accident yooyee état bi ñàkk na ci lu mat 74 milliards assureur yi ci réew mi yëg nañu accident yu bari yi am ci réew mi ndax ñoom it ñàkk nañu ci 13 milliards la Sénégal nañu ci menn at juróom benn téeméeri doomi aadama faatu nañu ci réew mi ci accident mu jurit 74 milliards de dégâts matériels gis nañu it ne accident yu bari yi am ci réew mi li koy waral wata yu bon ci la bokk ku tudd wata xel dem ci essence bi ko war a dawal Le Témoin waxi essence ak gasoil la xëye ba xamal ñu ne lu jëm ci pétrole ak gaz bi ñu ne dafa am ci réew mi moo waral état bu Sénégal fas yéene ubbi ay station yu jaay essence yoo xam ne moo koy moomal boppam ni mu amee ca Côte d'Ivoire amee ni ca Angola ca Arabie Saoudite ca Ghana ak ca Algérie noonee la ko gouvernement bu Sénégal bëgg a defee fii ci réew mi njiit réew mi Macky Sall am na weneen tur wu bees mu di Mor Ndaje Source A moo ko tuddee ndax tukkeem yu bari yéenekaay bi nañu ba mu falug léegi moom Macky Sall tukki naa tukki ba farmaase ak jaww ji ndax lu xew ci àdduna bi rek mu bëgg koo fekke ci diggante weeru mars 2019 ba février 2020 Mor Ndaje Sall di Macky Sall tukki na fi lu mat fanweeri yoon bu demul ci réunion internationale dem na ci visite de courtoisie wala ay forum ba président bu fallu ñu war ko investir mu dem fekke xew jàkka ju ñuy inauguré ca Turquie sax Macky Sall du ko raté Soleil national nañu président Macky Sall ma ngay amal ak ngan ca Émirats arabes unis visite officielle la waaye du fa jóge loxoy neen ndax ca ngan ga signé na fa juróom-benni accord américain bi ñu faatoon ca Kaolack di Mohamed Cissé ak faatom journal Libération xëy na ci xibaar nee nañu am na ñaari nit yoo xam ne teg nañu leen loxo ndax dañoo jàpp ne seen loxo génnul ci yëf yeneen mu di lambu ji ubbil sunu lamb journal bi mi ngi ñuy xamal ne le roi des arènes di Modou Lo juróomi weer ak lu tekk ci weer yu ñu nekk ginnaaw bu mu fi dóoree Eumeu Sène mu këpp moom Modou Lo boobee ba léegi mi ngi daw ci ginnaaw reliquat bu ñu ko ameel bu toll ci ñaar fukki millions ak juróom. mbokk yi foofee la ñuy jaar ngir rek ndar képp yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje bu 19h30 jotee daañ fi teewaat ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay kocc 20h ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam dañ leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.